أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ناصر الحق بالحق طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الغر الميامين وكل من تشبث بأزياله وانتمى بأبوابه وعلى بقية المحبين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المشاهدون الكرام، نحييكم بتحية من قلبنا إلى مقامكم العالي ونقول لكل واحد منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq di leen ndokkeel ci jotaay bi jotaay la boo xam ni ñëw na ci waxtoom fa tabaarakallah ñu kontaan lool bokk ko ak yéen ñëw fi nag ci tuuru délégué général al mufawwid al aam li shu'un al hajj ak docteur Abdoul Aziz Kébé ak mboolem nawaib yi nga xam ni ñoo topp ci moom docteur Khadim Silla ak monsieur le maire Ousmane Douy délégué général adjoint numéro 2 ak secrétaire permanent ambassadeur Pape Ousmane Sey ak mboolem istafu al mufawwadi al aam li shu'un al hajj ñu ñëw fi nag xam naa tuuti nañ lool ci taxawu seen taxawaay waaye li bindkat bi wax ni inna rasula bi qadri al mursil ihtakimi xëy na loolu la ñuy àbb tey ñëw teew ci jotaay bi di nuyu nag suñu xarit suñu soppe suñu magu daara suñu sëriñ Cheikh Abdoulahi Lam di bëgg lool ci juhut yi nga xam ni ak dawru bi muy def ci wàllu aj bi at bu jot ñu woote benn atelier de mise à niveau moom mu bokk ci ñi koy teewe bokk ci acteurs yi di ci liggéey lu ama am solo ñu nawlu lool xam-xamam allahuma la adduru yal na yàlla yàggal taxawaayam yàlla guddal fanam amir yàlla na nga yàgg jiite mbooloo mi ñu yàgg topp sa ginnaaw mboolem mébét yi ñu ci am ak yépp yàlla na la ci yàlla defal najaax jaay sidna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di kontaan ci initiative bi délégué kontaan na ci li ngeen ko ci boole di nuyu imam Moussa Fall xam naa dama am lu may rectifier rek wax ni maay patron ëpp naa def mooy sama magu daara mooy sama sëriñ fa tabarakallahu di koo xam ni ba mu ñëwee ci délégation bi ñun ñëpp ci kontaan defu ci at waaye macha allah fa tabarakallahu lépp lu jëm ci wàllu tarjamaak ca ajoog ak wàllu documentation yi yooyu yëpp fa tabarakallahu moom moo ko yor donc ñun suñu conseil la suñu magu daara la donc moom ñun tuuti nañ ci doon patron ñu ngi koy nuyu di ko ziar di la ndokkeel tam ci sa jotaayu démb bi ci sa dédicace livre bu am solo bi nga def fa tabarakallahu di la ci félicité di la ñaanal yàlla yow sa soo fi teewoon nga délégation générale au pèlerinage di nuyu xaaj Njóogu Sàmb bi nga xam ni daanaka ci moo doon tansiix suñu diggante moo doon waasita bi daal suñu diggante ñun ak moom di kontaan ci exposé bi mu def am na ci nag point yu mu interpellé dinañu laal ñun au niveau de la commission religieuse ci ay innovation yu ñu àndi dinañ ko leeral am na document yu ñu ko yónnee nañ ko tam sëñ Moussa incha allah après dinañ ko jox amir boo xam ni ñu ko def bil lugha al arabiyya ak bil lugha al faransiyya ci mboolem incha allah injaazaat yi nga xam ni malmuusa yi nga xam ni mën nañ ci teg loxo ci wàllu aj bi diggante fatra 2016 xatta al aan incha allah imam exposé bi rafet na ahsanta wa akmalta laa faddufuuk wala shallat yadaak jazakallahu anna xeyr di nuyu sama magu daara sama kilifa Cheikh Bamba
daanaka comme ñun dañu wax usratul hajj benn famille maanaam du pèlerinage délégué général ba mu ñëwee dafa ni woon bëggul ñuy ràññate diggante privé ak état benn lañu ñun ñoo bokk daara ji buñ jugee ci ajit ñooy delluwaat ci daara ji fa tabarakallahu maa ngi koy wax léegi ni maa ngi gis sa benn document intervention te mu koy def nag miraaran ci wàllu aj yu am solo macha allah ñu ngi koy ndokkeel di ko ziyaara mënoon na wax ci turu délégation ndax délégation léegi ak privé bi benn famille communauté du hajj noonu la ko délégué tudde ci ay vision di beral ni yow borom xam-xam yi fi teew yëpp waaye nag di ci beral def benn fa tabarakallahu sama benn sëriñ bu fi teew ci wàllu xaqiqa sama sëriñ la muy Chérif Daoud Haydara ala nabi ixtarimu xurmatahum wa azimu acraadahum wa sallimu lilmustafa jaddihimi yaa qawmi cadimuuhumu gadan ida aradtumu min allaza an taslamu min hawli yowmi alaywami donc wàccuwaay woowu la Chérif am ci man ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di la yóbbante nuyu ci Chérif Mahmoud di sama sëriñ di sama baay maa ngi koy nuyu nga jotal ko sama nuyoo bu baax a baax ci gàttal du ma sax dépasser 15 minutes incha allah ndax dama def benn tënk rek documents yi di ngeen ko yor ci rapport sur les réalisations concrètes de la commission religieuse du pèlerinage de 2016 à 2020 def naa ko ci arab def ko ci français aussi su ngeen ko soxlaa dinañ ko am andi naa aussi benn document boo xam ni sëñ Abdoulahi Lam bokkoon na ci ñi ko daan teewe benn muzakkira dañ ko njëkk a tuddee les abécédaires du hajj wala abjatiyatul hajj ci bil arabiya benn muzakkira xawla yenn asila yi nga xam ni mooy les questions les plus récurrents yi ñëw ci aj bi nga xam ni ujjaaj yi dañ koy laaj ñu bëgg a def benn tawxidul fatawa ñun ñi nekk ci au niveau de la délégation ak ñi nekk ci wàllu privé bi xool question yi gën a récurrent yi ujjaaj yi di am nga xam ni peut-être mën na am maanaam ixtilaaful mazahib ci yenn borom xam-xam yi ñu xool mooy li nga wax sànq naka la ñuy harmoniser loolu parce que aussi rôle délégation bi la bañ ku nekk ñëw di wax ci aj parce que suñu mbokk surtout ñu yor agent yi da ngay gis benn jigéen bu bëgg aj sopp yonant bi créer agence am peut-être am na ay cahier de charge yu ñu tëral ci délégation bi ni fii ngay tënku ak fii xëy na du ma ci dugg du sama domaine waaye ci ñi ŋànk loolu ci laa bokk sigam domaine religieux bi laa yor mais am na ci yoo xam ni ay innovation yu délégation andi pour aj bi gën a ñoŋ du ñu wax ni la fi jaaroon déedéet waaye gën ko perfectionner parce que maanaam itqaan ci loolu nit ñaan nga booy ñëw la ngay ñëw nga gën ko yokk moo tax ñun xalaat nañ sax ci commission religieuse proposé nañ ko délégué général bind ko que ñiy wax ci aj ñu leen di jox ay agrément aussi ay borom xam-xam yi ciy wax ñu tëral ay awsaaf yoo xam ne ci la ñuy natt ci la ñuy xiyaas borom xam-xam parce que tam da ngay gis jigéen bu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala benn waay bu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam créé benn agence am rek gis benn waay buy gàmmu ci télé bi du xam mustawaa mu xamul dara gis na ni rek waa ji xumb na nàngam rek mu woo ko ni ko léegi yow laay jox sama agence yaa fekk kooku xamul dara si boo ko laajoon sax fara idrudu sax xamu ko waaw loolu dafay am donc yooyu il faut que ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax am na yu ñu ciy liggéey daaw daam nañ def ay tournée sama sëriñu daara Mouhamed maa ngi koy nuyu bu DTV ak bu RTS daaw ñëw naa fi am na agence bu mu doon parce que dama daan def ay jawla ay tournée ci yenn agence yi pour xool bind rapport yóbbu wane ni agence sàngam ak sàngam jël nañ religieux ñi ngi formé seen ujjaaj yi donc loolu ñoom ñi ngi ci ba ñun fële ca plateforme ba ca CERFI muy maison professeur Rawane Mbaye yal na yàlla yokk ko wér fa lañ daan mooy plateforme bi ñu daan defee li nga xam ne mooy inscription yi nga xam ni fa ngay ñëw def sa visite médicale jaar passeport jaar nangam ak nangam def fa ñun foofu ubbi woon nañ fa benn place boo xam ne dañ ko aménagé di fa def ay formation yoo xam ni dañuy def ay simulation maanaam dañuy jël maquette cadre gi teg ko ràññit luñ ci ujjaaj
privé wala dara déedéet boo ñëwee dañ la fay former dañ fa daan takwin ujjaat yi di leen former ñu ñëw ñu jël ay borom xam-xam yoo xam ni dañ leen di jàngal loolu tiit mi ngi ci rapport bi moo tax ma bëgg a tënk waxtaan bi ci ñaar ci réalisation yi délégation def ci encadrement wu ujjaat yi marxala Dakar wala Sénégal ak marxala Màkka tàmbale ko Médine jaar biiru Ali jaar Màkka jaar Muna ba nañuy dellu siwaate donc foofu loolu daam nañ ko def donc xalaat nañ côté boobu pour mën a répondre rapidement ci xalaat bi nga xam ne moom la sëñ Njóogu andi ñi ngi xalaat privé bu nekk boo ubbeetee sa agence ci sa cahier de charge nga boole ci sa religieux kan mooy sa religieux moom laa tànn mooy sama guide mooy sama murshid nii mu yónnee ñu ko du tekki nag dañu naan ko da ngay dem wala du dem même bu amul yenn niveau bi ñun dinañ ko mën a ci document bi nga xam ni dinaa ko présenter ci kanam ñun waa délégation dañu dajale mboolem religieux yi ne ci privé yëpp ñu toog ñu xalaat ci ba mën ko tënk ni léegi ku ñu laajati ci masala yi nga xam ne moom la ujaat yi gën a laaj lii lañ lay tontu ñu mën ci tënku fa tabarakallahu boobu dañu jël mazhab yi teg fële mais dañu jël réalité yi nga xam ni mooy am makkatal mukarram parce que léeg-léeg itam qiyaas ak ijtihaad du ñàkk ca Makka parce que yenn situation yi mën na teew nga ni téere bi lii la wax fekk loi wu Arabie Saoudite lii la tëral tu es obligé en ce moment nga bàyyi loolu nga tënku ci li nga xam ni Arabie Saoudite loolu la ñu wax ci misaal heure yi nga xam ni ci la ñuy dem di sànni jamra heure yi ñu dem di tawaaf léegi maanaam saoudiens yi dañuy tëral dañ ko def par zone ni zone bu ne heure bii ngay sànni heure bii ngay sànni pour bañ rush am loolu bokk na ci sécurité li nga xam ni moom mooy ujjaaj bi doon nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam heure bii la waxoon ci la ñuy sànni heure boobu laay dem donc yooyu il faut boroom xam-xam itam moo waral atelier de mise à niveau yi nga xam ne ñu ngi koy tëral donc boo xoolee commission religieuse bi déroulé na benn programme boo xam ni dañ ko articuler ci yu bare bare bi ci njëkk mooy accompagner les futurs pèlerins à accomplir convenablement leur hajj avec moins de problèmes xëy na ni nga ko waxee sànq faw coono am ci ndax aj dafa laaj coono boo ko nattee jamono yonent bi alayhi salaatu salaam ak suñu jamono donc di nga xam ni lu ci bare bari wax dëgg yàlla am na yu ci soppiku kon kiy dem daam nañ préparé xujjaaj bi wax ni ko demoo fa pour nofalaay ni nga ko waxee léegi demoo fa pour def siyaaxa da nga dem pour def ibaada da nga dem pour jaamu yàlla pour mottali benn ponk l'islam bi ci njëkk nag léegi nag ñu def ko ci ay thèmes ak ay contenu ak méthodologie bi ci njëkk mooy benn introduction maanaam générale lii bu ngeen ñëwee au niveau de la délégation dinañ ko sotti yépp ñu ngeen mën ko am ndax dañu ubbi suñuy bunt mission de l'encadrement circuit du pèlerin au guichet unique ñu fexe ba léegi ñi nga xam ne dañu ne ci région yi mën nga fa def sa visite médicale ci à partir région yi nga ne yooyu yëpp ñu ngi ciy xalaat mën koo décentraliser bañ rek ujjaaj bi ñëw ba Dakar doog ko def donc loolu mën na ko andil ay coono ubbi nañ sax ay yenn plateforme yoo xam ni incha allahu taala ñi ngi koy xalaat nga xam ni sax à partir de l'internet nit ki mën na ci teel a bindu nga xam ni dinañ ko mën a inscrire rek yooyu yëpp incha allahu taala mbokk yi nga xam ni ñooy saytu boobu fànn ñi ngi koy liggéey incha allahu taala beneen bi ci des tam mooy booy xoolee diggante 2016 ba tey bu ma ko nattee def nañ plus de 40 causeries ci aj et puis tam dañ koy tas ci ay langues yi aussi parce que bu ngeen seetloo boo ñëwee ci fi ñuy inscrire le temps ujjaaj yi di toog pour mën a dugg parce que dañ leen di teg ci ay bâche ak yooyu ñuy xaar am na partie boo xam ni fa la maanaam privé yi di ne ak partie boo xam ni fa la mboolem ujjaaj yi di nekk parce que maanaam ujjaaj bi avant muy tànn moom ci ban agence lay dem ñun ñoo koy encadré ci mu dugg def ñaq ak yooyu yëpp fa tabarakallahu donc foofu ñun du ñu natt ni fii la jëm wala fële la jëm léegi nag bu demee ba inscrire rek yëpp ba am kayitam su boobaa mu mën a dem nag ci agence bi nga xam ni moom moo koy
moo koy encadrer moo koy jël war ko yóbbu Màkka incha allah. mais ci diggante bi ñun duñu leen bàyyi noonu le temps ñuy toog di xaar dañuy jël ay borom xam-xam ñëw di waxtaan ak ñoom déjà dugal leen ci bain wu ak di waxtaan di def ak ñoom ay tawaaya yoo xam ni innovation bi ci am mooy ñun dama ni du ñu jël rek borom xam-xam yi nga xam ni ñoo nekk au niveau de la délégation mais chaque semaine dañuy invité benn oustaz bu ne ci maanaam privé bi jox ko badge mu ñëw taxaw moom it bokk ci waxtaan yi ñuy def ak foofu borom maanaam ujjaaj yi du ñu leen bàyyi noonu rek ñu toog dañuy waxtaan ak ñoom donc def nañ ko ci 6 langues kii bu waxee ci wolof kii dina ko wax ci séeréer dina ko wax ci mandinka dina ko wax ci tukuleur ak nu mu tudd saraxolle yooyu yëpp dina am fa tabarakallahu donc loolu ñi ngi ci dinañ leen defal ay séance de formation ni ñu ko waxee tous les mercredis ak tous les samedis loolu aussi agence privée yi ñi ngi ci ñoom it ku ci nekk parce que xam nga délégation boo jëlee 287 agences la ñu agréé léegi ñoom dañu def ay regroupement ba ren ñu ngi woon ci 24 wala 25 regroupement 25 fa tabarakallahu léegi nag ñun dañuy jël tête de file yi rek ñoom la ñuy jël ñu leen nañu yónnee seeni religieux ñu xool chaque mois nu ñuy dajee pour mën a waxtaan ak ñoom pour mën a maanaam harmoniser suñuy intervention yi ñuy def au niveau de la plateforme. am na benn atelier de mise à niveau ñu ngi ko tàmbali depuis 2016 sëñ Lam mi chaque année daf ciy teew boo xam ni dañuy dajale mboolem 25 regroupements yi ku ci ne dañuy yónnee ñaari borom xam-xam maanaam yu fa ne ñu tëral ni kat aju ren thème sàngam la ñuy wax donc loolu délégué tam innovation la bu mu def aj bu nekk day am mawdu boo xam ni dañ naan ren ci ñàngam la ñuy wax bi mujj en 2019 bi ñu fa mujjee dem yàlla nañ fa demaat at yu bari ñi ngi doon wax ci wàllu muna parce que ñu ci bari dañ ci daan gis ñu ci bari dañuy dem waaye dañuy xaw a bëgg a topp seen bakken tuuti di ñaxtu ñu xamal leen ni nag fii étape la boo xam ne étape bu toroxlu la ndax di nga fi ñëw doo xàmme ministre doo xàmme député doo xàmme kenn man rang naa ci dem rang naa toilette ak koo xam ne ministre la donc mu taxaw ma nuyu ko ma ne ko gis nga di mbiru yàlla tabarakallahu donc fii amul kii ministre la kii nangam xëy na aj loolu tam bokk na ci dama mës a dégg benn borom xam-xam muy firi bakka mu ni bakka lughatan mooy ngàdd sama benn sëñ daara mu ni ma na ngay ngàddee nit ba mu wàcc mu ni ndax borom bi subhanahu wa taala noonu lay def nit da ngay ñëw dafa lay ngàdd moom yàlla ba nga wàcce mboolem daraja bi nga am lépp da nga ci futteeku donc loolu bokk na ci yi nga xam ni mooy maanaam spécificité yi li nga xam ni mooy munaa donc daaw thème bi loolu la woon mooy naka la ñuy jàngale nit ñi ñu xam ni waroo dem màkka ceeb yi neexul saful jumbo saful xorom deful nangam siise ak sàmbeen yi yooyu yëpp ñu leen di xamal ni mën nga topp loolu ba mu dem ba mu génne la ci sax lan moo la uteloon màkk ndax hajjun mabrur laysa lahu jazaa illa aljanna koo xam ne boo ajee ba noppi sa caabi aljanna yàlla subhanahu wa taala tabaarakallah teg na ko ci sa loxo foog naa war nga fàtte mboolem coono yi xalaat yonent bi fi mu jaar xalaat maanaam saxaabatul kiraam yi nañu sonnee woon ba tey ñun ñu mën ci jot donc daaw looloo doon maanaam thème bi donc at bu jot dañuy génn thème wax ci nit ñi man ci sama bopp maay dajale religieux yëpp ku ci ne ma jox la thème bi ne ñun kat ren ci lii la ñu bëggoon waxtaan beneen bi ci des sam mooy création d'un guide consensuel de la commission religieuse et des guides du privé donc mooy bii donc liggéey nañ ko maanaam actuellement ñi ngi koy móol pour war ko génne insha allahu taala am na 83 questions réponses mooy questions yi gën a récurrent yi nga xam ni ujjaaj yi moom la ñuy laaj insha allah mi ngi ci donc liggéey nañ ko ak ñoom mën nañ ci leeral tuuti rek fa tabarakallahu kii ko doon tansiq man la en tant que raisul lajna diiniya li maanaam lil mufawwidi la am li shu'un al hajj premier adjoint docteur Abdourahmane Kane moom actuellement mi ngi Qatar fa la nekk deuxième adjoint bi mooy Aboubacarine Faye moo doon coordonné diggante ñun ak agence privée yi keneen ki Serigne Mohamed Mbacke Lo comité de ñi nga xam ni ñoom ñoo koy valider ñoo koy tasxeex après
donc jot nañ ko liggéey bi pare na après dinañ lañ ko yónnee mooy professeur Mamadou Ndiaye bi ngeen xam nga xam ni bokk na ci conseiller technique délégué général di suñu sëriñu daara man moo doon sama mushrif nekkoon fii institut islamique ba may bind sama mémoire donc actuellement ci ñi gën a jege délégué la bokk di ko xalaatal bokk na ci imam Ousmane Sow bokk nañ ci ñi ko validé moom it mooy directeur cabinet délégué général bokk na ci mudir Moustapha Sy mi ngi ci bokk na ci Mourtada Bousso bu Touba bokk na ci professeur Samba Diagne bi ngeen xam bokk na ci imam Lamine Niang ci wàllu jigéen ñi Adja Soda Diop membre comité bi bokk na ci mufti Cheikhouna Mbacké Abdoul Wadoud docteur Bachir Ngom Khady Maodo Fall bu Pire ak ñeneen ñoo xam ni mën nañ leen ci ñoom ñëpp la ñu jël téere bi jébbal leen ko ñu xool ko tasaxeex ko amir mii ci la bokk ba wéral yenn masala yi nga xam ni dañ ni léegi d'accord nañ ci ni lii la ñuy wéyal bu ñu demee Màkka ku ñu laaj lii la ñuy tontu ségam mën nga ci am beneen gis-gis ndax mës na ma dal en 2018 dama toog am suñu benn waaye bu ñu boolee ci wàllu encadrement bi moom imam Malik rek la gëm moom nee na imam Malik ba bu mujj ñu koy tuddee imam Malik léegi nag mu am suñu mbokk étudiants yi fa nekk samay xarit lañ man damay teel a dem Màkka gisanteeg ñoom ñu waxtaan su ko defee léeg-léeg ñoom peut-être am na yeneen mazhab yu ñu tënk waaye man nit laa ko libéral ñi may liggéeyal mën nañ xam loolu man yooyu du sama ay diw la ak diw wàllu taassub yàlla dimbali na ma ci waaw alhamdulilah maa ngi koy sant yàlla du dara dama ko wax rek li tafxiir waxuma ko lii leneen ak leneen yàlla musal na ma ci rëyu ma ñi may liggéeyal xam nañ ko sama bureau dama ko ubbi ay raisu lajnaat man yooyu du sama problème man maay seen taalibe waaw seydul xawmi xaadimuhum yàlla musal na ma ci iñaan borom xam-xam ñëpp laay déglu yàlla musal na ma sam ci taassub mooy parparloo moom fa tabarakallah moo tax suñu mbokk étudiants yi gars yi li ñuy wax waaw ñoom bu ñu ñëwee dañuy wax lee déedéet dama leen wax leen li nga war a wax te mu am dalil ñi leen di dégg ko mu jeex ay diw nangam laak diw nangam déedéet kii Maalik kii nangam kii ibaadu laak kii ahlu tasawuf laak yooyu yëpp dama koy régler foofu te dama koy régler de manière maanaam diplomatique dem ba étudiants yi jàmbaar la ñu maa ngi leen di féliciter daaw def nañ fi conférence ànd ko ak ñoom benn étudiant ni waaw bu fekkee da nga laal saabu dara nekku ci l'essentiel bu mu am parfum kii beneen waa ji ñu ànd ci guide yi ni déedéet saabu bi moom boo ko laalee moom da ngay def fidiya nangam coow li am léegi maire yi nga xam ni ñoo ñëwoon aj si ñu def man dama tiit sax ñu ñëw sama chambre fëgg imam léegi nag waaw comme ñun suñu aj baaxul parce que kii nee na ci ngiru Maalik la bokk ñun amuñu aj dañu war a rendi parce que dañu laal saabu nangam léegi ba ñu waxee ñu ni pourtant nag ñeneen ñi wax ñoom nee nañ amul problème ci boobu nag ci laa ni kon lii foog ñu lijjanti ko parce que man leen am ngeen aj insha allah na ngeen am njott bu rafet ni seen aj nangu na saabu bi ngeen laal comme amul parfum amul benn problème ñu ni voilà très bien nangam moo woo waa ji expliqué ko parce que aussi ci biir encadrement bi daf ñu am ñun ñuy yónnee ñoo xam ni dañuy ñëw di ci jàpp ñoom itam ci at bu njëkk bi comme loolu daf ñu dal ñun dañ daan def ay atelier de mise en niveau looloo ko jur pour ñu harmoniser nit ñi ni daal fii ku fi ñëw jëlal sa ngir nga teg fële tënkul ci jamaa bi lañ leen tënk pour lan ñu mën a dimbali ujaaj yi parce que da ngay gis benn ujaaj bu laaj benn masala oustaz bi tontu ko lii kii tontu ko lii te ku ci ne dalil ba nga ko teg wér na gis nga loolu jàng nañ ko ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam ci xadis bi mu wax ni maanaam saxaaba yi bu leen julli lu dul ngeen ak Banu Qurayza ñii julli ñii ni kat ñun duñu julli ñi julli waxtu bi jot ba ñëwee yonent bi laaj leen yéen waxoon naa leen bu leen julli ci ko waaye yàlla moo ne inna salaata kaanat ala almuminina kitaaban mawquuta comme waxtu bi jot na julli nañ mun leen am ngeen lay ñële yéen lu tax ngeen julli ñu ni ko wa ma ataakum rasul fa xuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu mun leen kon yéen ñaan ñëpp am ngeen lay donc ñun ixtilaaf yooyu yàlla dimbali nañ ci ñi ngi ciy liggéey ak borom xam-xam yi parce que loolu bokk na ci liy dimbali ujaaj bi pour mu mën a am esprit maanaam tranquille kii laaj la kële laaj la donc loolu tënk nañ ko ba actuellement duñ ko fi yemale nag
ñi ngi ci kii mais d'accord nañ fi ci 83 masala yoo xam ni maanaam dëppoo nañ ci après dinaa ko jox Amir incha allah ñu mën ko am. beneen bi ci des mooy def bokk na ci yi ñu def ay innovation ay clé yu ñuy defar yoo xam ne dañ ko def ci ay langues ñu tuddee ko guide du pèlerin nga xam ni ay image lañ lay won parce que am na koo xam ni mën nga ko jox téere ñu bind ko en arabe ak français ñu ci bëri wax dëgg yàlla jànguñu moo tax ñu leen di jàngal ak di def pratique bi di wër di sànni ni leen fii mooy jamra fii mooy nangam ba dem na ba ujjaaj yi dañ koy comprendre boo xam ni ñoom léeg-léeg sax bu ñu fa demee ñoom ñooy mën a guider seen bopp fa tabaarakallah loolu tam ñi ngi ci agence privée itam seeni borom xam-xam ñi ngi ci ndax ñi ngi doon def ay tournée wax dëgg yàlla ni ma ko waxee léegi ci Cheikh Mohammed daam nañ ko gis muy ba sax seen cours yi mujj sax ujjaaj yi ñoo doon jug di wane naka la ñuy aje donc loolu fa tabaarakallah bokk na ci li ñu def bokk na ci maanaam organisation de la grande conférence bi ñuy def fële ci Grand Théâtre at bu jot délégué général moo ko defar dans le sillage d'une communication au grand public sur le pèlerinage nga xam ni dañuy dajale ujjaaj yépp foofu waxtaan ak ñoom ñi yor wàllu transport wan ni leen ni mbir mi nii lay demee ñi yor wàllu kër docteur ni leen nii lay demee moytu leen lii dee leen def lii moytu leen naaj bi dee leen def nàngam ba ci yu ci bari at bu jot dañ koy bokk ak privé yi ba délégué at bu jot dafay décorer chaque année ay yenn agent yi nga xam ni am nañ mérite ci wàllu aj boobu sax ambassade Arabie Saoudite at bu jot dañ fay yónnee waaye ñi ngi koy def sous la maanaam taxt riayati maanaam wisaara bi nga xam ni moo ñu tënk ñun ndax délégation démembrement la ci affaires étrangères at bu jot ñoom ñoo koy teewee naka noonu tam bu ñu duggee ci avion bi duñu leen bàyyi avion bu nekk mbooloo mu ne day am guide boo xam ni ñooy ànd ak ñoom parce que léeg-léeg ki nekk ci avion bi di wax làkk boo xam ni suñu yaay yi fa nekk ak papa yi duñ ko xam am koo xam ni day dem macha allah waxtaan ak ñoom loolu bokk na ci leen di wax moytu leen jàpp ci douche yeeg nangam moytu leen def nangam di waxtaan ak ñoom ba ñu wàcc ci avion yi naka noonu tam bokk na ci état bu Médine bu ñu fa àggee tam duñ leen bàyyi dinañ leen accueillir ci aéroport bi dugal leen ci ay car yóbbu leen ci seeni néeg bés bu jot dinañ def ay conférence ci au niveau salle de conférence yi nga xam ni ñooy am ci biir hôtel yi pour waxtaan ak ñoom pour lan aj bi saf yàlla maanaam pour nit ñi mën a xam ni dañu ñëw pour aj si beneen bi ci des itam bu ñu demee màkkatam noonu la ñuy def heure yi nga xam ni ci lañ leen di yóbbu aj ñuy dem defi seen tawaaf day nekk heure yoo xam ni du tàng torop moo tax dañ koy def ginnaaw fajar heure yooyu lañ koy def ak ginnaaw timis noonu lañ ko daan defee pour bañ maanaam yóbbu leen ci naaj bi ñii di daanu fii nangam parce que maanaam maqaasidu sharia moo ñuy jàngal wala ni ñu koy tuddee alkuliyatul xams wala addaruyatul xams maanaam bokk na ci xifdu nafs fexe ba nit ki tam buy jaamu yàlla nga mën a wattu bakkenam ca loola. beneen bi ñuy terminer fa tabarakallahu mooy daam liggéey nañ aussi ak médias yi c'est important surtout waa Aajo Jàmm liggéey nañ ak ñoom RTS Lamp Fall Touba TV Sen TV 2S RFM TFM rajo yi ñooñu nga xam ne ñooy dajale borom xam-xam yiy wax ci aj ñoom it ñi ngi liggéey ak ñoom di am ak ñoom ay accord pour jamonoy aj bu jotee ba ci imam ak ulema yi nga xam ni seeni xutba daam nañ leen di proposer di bind ay xutba di leen ko yónnee pour ñuy mën a xam fan la mbir mi toll ndax imaam yi dañuy nekk yow mi yan ak ji nga xam ni ñooy waaj pour mën a aj donc daal ci tënk fa tabarakallahu lii ma wax yépp yaxal naa ko def naa ko document bil arabia ak bil faransiya incha allah ñi ngi ci borom xam-xam yi di ngeen ko mën a am ñi ngi xalaat tam ni nga ko waxee ay formation yoo xam ni ujjaa ci dinañ ko am ñu leen di jox ay diplôme parce que am na ay dëkk yoo xam ne ñi ngi koy expérimenter ñi ngi koy def ñoo xam ne avant ñuy aji bu yàgg dinañ inscrire ñu mën leen former loolu tam mi ngi fi waaye xam nga contexte Sénégal dafa tëddee noo xam ni fa tabarakallahu am na yoo xam ni mënoo tëb rek def ci changement dafa laaj nga jàngat mbir mi jàngat ko xóotal ko bu baax a baax su boobaa ñu mën ko doxal
jërë ngeen jëf mbokk yi loolu mooy kàddu gi xam naa xaw naa jël ci temps bi tuuti d'abord ñu balaa ñuy tëj ñu santaat ñépp ci jotaay bi laam ñu ngi lay féliciter bu baax a baax kàddu gi lu ci jub ci délégué la lu ci dëng ci man la di ñaan jamaatu ibadur rahman yal na yàlla defal leen jàmm ndax ñépp a ngi ci ndax ñépp ay ibadur rahman lañ ku ci nekk ñaan nga yàlla doon jaami yàlla waaye ñuy leen di féliciter ci mboolem xarakaat yi ngeen di def ci wàllu diine ji ak di ko ci liggéey ak ci aj bi aussi dinañ xalaat tam liggéey ak yéen insha allahu taala ci allajna diiniya ñu xool nu ñuy mën a gën a maanaam jaxasoo ak yéen pour mën a am yenn activités yi insha allahu taala de toute façon délégué nee na mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm xolam ak xelam mi ngi fi ak docteur Khadim Silla démb rek ñi ngi ciy déggante fa tabarakallahu moom it nee na mi ngi leen di sant mi ngi leen di féliciter man aussi à mon nom personnel maa ngi sant ñi fi nekk ñëpp di leen gërëm in uridu illa al islah mastataatu ma tawfiqi illa billah ali tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh